ITV jàngeen jëf candi bi ak ñun waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaaru marax yi bokk na ca ni ay fan yu néew suñu diggante ak màggal gi Touba ay camion ak bépp jëmtukaay la ñu mobiliser ngir mën a defar yenn mbedd yi ngir askan wi mën a dem mën a dikk am màggalu jàmm Ecotra ma nga ca xeex ba dañ ci ànd ak correspondance su Gora Ndak Lo ci biir xabaar yi loolu ci bokk itam leen xibaar mi ngi soxal lu jëm ci nekkinu askan wi Sénégal dina am bala yàgg tam ab entreprise pharmaceutique jamono ji tembe ña nga ca OMS ak Nations Unies ñooy dimbali Sénégal ci liggéey bu ni mel ministère wala bànqaas bi ñu dénk plan Sénégal émergent war ca dugal ay koppar ba Sénégal war a mën a defal lu bari ci ay garabam daañu ci ñëw ci biir xabaar yi ca gëstu maam Seynabou Babou dañ ci bokk itam leen ci xibaar taxi système nga seetloo réer na ci réewum Sénégal gi ay soxna ñoo ko daan dawal léegi réer na lu ko indi jaxle am na ci rédaction bu ITV samp laaj bi lan moo tax gisatuñ leen daañ ci ànd ak gëstu Mamadou Dieng ci biir xabaar yi dañ ci boole tàggati yaram sunu gaynde yi nekk ci Europe toj nañ caax yi ñi itam def ay pass yu am solom dañ ci ànd ak Cheikh Diop li moo gën a fekk niskis faram fàcce gi ñu gërëm leen candi bi ak ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ginnaaw leen nuyoo ñu koy tàmbali ci lii di ay garab Sénégal dafay jëggaani ay garab yu bari def ci ay milliards yu baree bari daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ba ak juróom-ñett daanaka Sénégal da koy jëggaani ngir mu dakk faaw ñu am usine yu defar ay médicaments industrie pharmaceutique bu am doole Sénégal dana ko dalloo bala yàgg dara bu sukkandiku ci kàddu Abdou Karim Fofana moom la président Macky Sall dénk luy suqali plan Sénégal émergent ci lëkkaloog OMS ak Nations Unies tax ñu xëy becc am ndaje mu yaatu tey ji ci teewaayu soxna Mame Seynabou Babou reportage. fexe ba Sénégal nekk ab hub médical bu am doole loolu mooy mébétu nguur gi bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ju ñu dénk wàllum lépp lu jëm ci plan Sénégal émergent Sénégal nag dinañ fi taxawal ab industrie pharmaceutique. jamono dafa dox Sénégal ci réewu àdduna yi bokk ci réew yi nga xam ne tey mbas mi laal na leen waaye tamit bokk dëkk yi nga xam ne ci wàllu paju lu bëri ci wàllu garab yi ñuy jëfandikoo dañ koy jëlee bitim réew ci xayma buñ ko xoolee tey Sénégal téeméer ak juróom fukk ci ay milliards lay jënd ci ay garab at mu jot ñu ne nag comme am na ñu am xam-xam ñun ñu xool nu ñu defaree suñu doxalin organiser ko ba Sénégal di mën a defar ay garabam ni ñu ko daan defee ci at yu njëkk yi te lu ëpp 150 milliards ci suñuy koppar dina dem ci marché wu médicaments yi mu nekk loo xam ne tax na ba ñu nar a joggale secteur pharmaceutique li ko tax a jug mooy fexe ba nu ñuy defaree 30% ci suñu médicaments yi fii ci Sénégal fii ak 2030. ñu fexe ba am suñu industrie pharmaceutique ba nga xam ne garab bu ñu soxla war nañ ko mën a defal suñu bopp garab boo xamante ne tamit vaccin bu ñu soxla war nañ ko mën a defal suñu bopp gis nañ nag li mu bëgg mooy ñu jéggi loolu dem fu gën a sori maanaam fii ak 2030 téeméeri garab boo jël fanweer yi ñu koy defaree Sénégal fii ak 2050 ci téeméeri garab boo jël juróom fukk yi ñu koy produire Sénégal. mu nekk plan de relance boo xamante ne waa Nations Unies dinañu ci jàppale représentante OMS nag moo ngi dalal xel yi. Les Nations Unies soutiennent cette. waa Nations Unies dinañ jàppale Sénégal bu baax a baax si lii di projet industrie pharmaceutique OMS nag suñu xalaat rek mooy nan la ñuy def ba gën a jaaral yoon li nga xam ni moo di réglementation bi di defar ay garab sa réew lenn la waaye lenn tamit mooy naka la ñuy mën a def ba garab yi ñuy defar baax conservation bi tamit ak processus bi yëpp nan la ñuy def ba mu méngoo jaar fu mu war a jaar ngir bañ a lor askan wi nga xam ni ñoo koy jëfandikoo. Qui vont les consommer. ci atum 2019 nag lu tolloo 90% ci garab yi ñuy utiliser bitim réew la jógee projet bii nag dina tax ba Sénégal di defar ay garabam ngir mën a wàññi dépendance am ci bépp garab buy jóge bitim réew. Mame Seynabou Babou bu fekkee Sénégal mi ngi ci wàccaayu defar ab usine buy defar fi yenn garab yi ci biir réew mi li mu am sàmm ko jot na géej gi ay bato jóge bitim réew di ko napp di yóbbu nappkat Sénégal yi lootu daal di tam laati kaf seeni gaalu loo ca yi yore ko su néew mën noo am lu jàpp caw jën jot na mu dakk du samay kaddu député Mamadou Diop Decroix moo ko wax moo demoon seetim ay nappkat yu nekk diwaanu Joal ak la ko wër waxtaan ak ñoom kàddoom ak Mountaga Kane. Des bateaux étrangers qui viennent piller
la mer, pêcher dans des conditions horribles. bateau yi jóge bitim réew bu ñëw fii dañuy yàq géej gi daal jën yi ni mu leen neex ci condition yoo xam ne yu yéeme lépp lu nekk ci géej gi rek ñu daal di ko mbaal yóbbu loolu moo tax ba li nga xamante ni mooy ñëpp nga xamante ni amuñu jumtuwaay yooyu nga xamante ni moom la bateau yi am dañuy am jafe-jafe ngir jot ci jëm yenn ñi rek ci loolu ndax dañ cee teg di faagaagal yàq jumtuwaayu nappkat yi ak jëri bakkanu leen moom di yàq gaal yi mbaal yi loolu moo tax ñu gis nañ ne dëkk def dara moo taxoon sax mu proposé woon ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo ne ko taxawal benn fonds national d'équipement de la pêche boo xam ne day financé napp ji ci budget réew mi waaye nag fonds bi du neex waaye doxale dañ koy teg conditions yu leer boole ci ñi nga xamante ni ñoom ñuy yëngu ci wàllu napp bi. Des conditions à définir, mais de mettre au centre les acteurs de la pêche. mu doon kàddu ko député Mamadou Diop Decroix xabaar yi wéy jóge Joal jël géej gi jëm diwaanu Ndar fekki fa Momar Alice Niang foofee waxtaanu koom moo tax a jóg soxna yam dañoo ngëmloo ni faaw ñu génn ci ndóol tax ñu teg ay leget duppee ko calebasse yooyu leget dañ ciy dajale seen i koppar fukk ak juróom ak ñaar fukk boole bu ko defee ñuy man di nam na bi di ko ci koccal ndax jàpp na ni fi réew mi tollum ci ay jafe-jafeem koom soxna yaa ngi ko yëg bu baax correspondance ñu taxawal ko ci atum 2016 mouvement bi di Gandiol émergent nee na ay bëgg-bëggam ak liggéeyam jógul ci lu indi développement ci mbooleem village yi nekk ci Gandiol As Diadjika jiite ko mouvement bi nag am na ay réalisation yu bari yu ñu lim. que école yi dañ leen di dimbale ci table banc dimbale leen ci matériel didactique branchements sociaux yi. branché nañ sur lu plus de 400 robinets te am na yu war a ñëwaat loolu mu ngi coûté plus de presque 5 millions bu nga xam ne si suñ fonds propre lañ jël financé ko. personne troisième âge tam ñu di jàppale ñu ngi jàppale jàkka yi ñu ngi jàppale jumaa yi. lu jëm ci taxawu jigéen ñi mouvement bi dafa taxawal li mu naan ay calebasse de l'émergence. calebasse mooy xaalis bu nga xam dañ koy jox jigéen ñi dañ leen koy may ñoom seen biir ñu koy joxante pour que ku ci am activité bu ndaw. nga mën ko financer te doo dem banque ñu lay leb di lay defar ay intérêt ak yooyu loolu As Diadjika moo jël xaalisam dugal ko ci. ñu daje ci assemblée générale bu mag ca Muyit ngir saytu seen calebasse yooyu jigéen ñi bokk ci mbooleem village yi Gandiol dañoo taxaw tembe nag ni seen bëgg-bëgg moo di seen njiit nekk meebu njëbeen Gandiol. bépp jafe-jafe bu nga xamante ni Gandiol mu ngi koy dund rek soo ko waxee moom dina la si defal saafara. ñu ngi kontaan si moom bu baax te di ko wax ni moom tànn bu ñu sañoon mu jiite suñu commune ndax doomu dëkk bi la fii la juddoo fii la yoroo fii la ay parents juddoo bon xam na suñuy jafe-jafe. fileeg ñuy àgg ci janvier 2022 As Diadjika ak ay militants ak sympathisants am ñu ngi wéyal liggéey bi ci terrain bi ngir yaatal seen kër parti bi di APR. jaajëf Momar Alice Niang ca Gandiol ak la ko wër dugg ci mbirum politique coow li jeexagul la ko indi mooy mbirum passeport yi ñu luubal ñu tuumaal ñenn ci ay député yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar Moussa Taye ni moom amul yaakaar ci ni njuru président Macky Sall gi dana lijjanti mbir mi ci wàllu yoon gëmut lu ni mel moom moo nekkoon ganu Tok Sénégal ci suba ci ETV ñëwaat ci ak Baba Ndiaye. jamono ji nga xam ne ay baat ñu ngi jóg di sàkku ay daan ci kaw député yi nga xam ne seen tur jiib na ci coowal passeport yi Moussa Taye conseil politique bu Khalifa Sall nee na xaaru ci benn daan. Sénégal yàgg na am député yoo xamante ne dañuy def scandale on a vu le scandale du Foubier assemblée nationale mais député yi nii ñooy assemblée sax gëmuñu dañuy ñëw pour toogal seen réew wala seen dëkk wala seen ay gox goxaan mais ils viennent souvent ñu ëpp pour ut ay privilèges ak ay avantages. ah bon si avantage non rek non mais kon kay député yi amuñu responsabilité non xamul ndax c'est que scandale bi en passeport diplomatique mais tey du mujj fenn non du mujj fenn boo defoon laa tamit yuuxu dina jëm fi nga ko foogul. moom ci leneen lu ñu ko laaj jàpp na ni coow li nga xam ne moo am ci coalition Yewwi Askan Wi loolu yoon la Moussa Taye ne déclaration Barthélémy Dias ngir jiite maire bu Ndakaaru am na ci yelleef. chaque fois il y a eu des difficultés intenses yoo xam booloo toog dégluwante am solution yàlla surtout ma ne leen Barthélémy Dias bu nekk candidat la c'est légitime et c'est compréhensible c'est l'expression d'ambition. Abba l'a fait à Saint-Louis
ay doomi Kaolack ñëw ngir mu doon seen mbër ci jongante ñu dëgmal ci coalition Yewwi Askan Wi moom conseil bu Khalifa Sall bi ne ànd na ci waaye de foo rek mu xaar ndigal bàyyeekoo ci kilifaam ci wàllu diine ci njabootam ak ci wàllu politique am. maa ngi ci dëkk bi xam naa ci dëkk bi xam naa la ko ci dëkk bi su ma bokk nga fa jëfa nga fa man leen pour ñu dafa wax candidature man dama jàpp ne au niveau personnel il y a 3 choses à régler il faut moom accord sama famille biologique mooy samay mbokk samay waajur nga bokkal beneen bi mooy naa am accord sama famille religieuse mooy ñi ma jokk di nekk seen taalibe ñu nekk samay sëriñ nekk sama jokk muy waa famille waa kër maam Baye Niass. Troisième famille bi mooy la famille politique mooy taxawu Sénégal taxawu Sénégal boobu nag Khalifa Ababacar Sall soxla naa abalam ensuite soxla naa soutien samay camarades yi nekk Kaolack notamment doyen Jokkel ak tous les responsables de mouvement dafa nekk ñoom Pape Birame Ndiaye ak ñoom Aboubacar Sarr ñëpp quoi. d'accord man nag bu loolu dajee nag incha allah ñu ànd taxawal équipe municipale boo xam ne day dem pour compétir bu ñu àndee ak waa Jàmmi ak waa Yewwi Askan Wi bu ñu àndee ñu dem taxaw pour mun a song waa Benno parce que Benno mooy adversaire bi. ay weer yu néew des fi ak élection locale yii coalition Yewwi Askan Wi ne ñoom noppi nañu te itam seen xel dal na ngir élection yi ñu waajal 23 janvier 2022 ñoom ci ndam lu yaatu fii ci Sénégal. Baba Ndiaye Moussa Taye yëmu ca kaddu jot na accident yu bëri yi am ci réewum Sénégal muy rawatina lu xew Kaolack bari ki démb daanaka ba ay nit ñàkk seen bakkal metti lam ci itam dafa jot kilifa jël ci ay dogal ci wàll googee ba accident yi mën a wàññeeku waaye nee na mbir mi ñàkk sàmmonteeg yar dong moo ko sooke yenn chauffeur si dañoo sant Fall wala Gaye du respecté code de la route muy nag jot na ministère bi dénk wàllum transport wàllum tali bi jël ay dogal di rëq ndiggul ñenn ñi nga xamante ne bi ñooy sooke yenn jéey yi ñu teewlu kàddu Moussa Taye. 99% des accidents, c'est l'indiscipline des conducteurs. Ça aussi, il faut le dire. Gis nga ñi dal oto yi Sénégal man xaw ma lu leen dal. des fois nga nekk si oto gis ñu génn da nga naan kii xanaa bëgg bakkanam. parce que loolu c'est un vrai problème. man dama jàpp ne ak Kaolack boobu war nañ ko sécuriser war nañ yokk contrôle policier et gendarme yi. war nañ aussi di jël ay sanctions le Sénégal li suñu problème mooy bu ñu jël sanction Baba on a parlé tout à l'heure des scandales amul benn scandale bu ñu sanctionné fii képp def tooke doona bu ñu paree matal ko ñetti fan ñu jeex il faut qu'on apprenne à sanctionner on parle des permis à point même bu ñu aussi bu ñu fenn parce que base bi ñu ko waroon defee lañ ko defeewul base bi moo yàqu déjà mais ça c'est un vrai problème et ça fait peur. Très bien. Chaque jour bu ñu yeewoo ñun dañuy tiit dañuy yaakaar ne am na accident bu amaat ci accès boobu. ça aussi vraiment j'interpelle le ministre des transports ne ko lu ñuy gérer monsieur par émotion naan wéy et cetera nanga bi ay Facebook xaw ma ay WhatsApp et Twitter. non il faut gérer ça de manière sérieuse il faut que les services régionaux et départementaux soient impliqués ñu xool ñu gérer loolu. d'accord inadmissible. Très bien. Moussa Taye leneen ci xabaar ba tey ak dem ak dikk bi coow li ci kaw tali bi jeexagul nawet la ñu nekk. tali bi ak yàqu-yàqu yi jafe ko maanaam jëfandikoo ko di gën a jafe saa su ne borom oto yi gis ni suñ toll ndimbal lu nu war a am la moo tax suñu reporter Pape Dodo Faye doxandu ci yenn mbéju Ndakaaru yi reportage. way jëfandikoo tali ñu ngay way di joytu yàqute tali bi ci jamonoy nawet bi fii ci quartier Baobab bu Grand Dakar Pape Amadou Diop dëkke ci bile bërëb mi ngi limal jafe-jafe yi tali yi àndal ci jamonoy nawet. naam moom mi sama ñi xamal ni ñàkk baax mooy waral ay yenn ci ay accident dina indi problème yu bëri problème d'usure ci pneu yi dina tax yenn oto yi di am yenn kii parallélisme te parallélisme bi ngay wax accident mën na ci am mën ngay dawal ba ci yàgg do sa oto xaw a kii tuuti mooy indi yenn yi parallélisme yenn accident yi ci oto ci circulation bi donc bu ñu sañoon yenn tali yi dafa waroon dañ ko waroon defar de telle sorte que avant nawet di ñëw dinañ defar yenn yi dégager voie bi comme ça ndox bu ñëwee du taxaw parce que booy freiner ak taw bi ndox bi day jaxasoo ak huile yeeg gasoil beeg yooyu noonu cela veut dire que tali bi day xaw fluide donc soit dañuy daw da ngay gën a wàññi sa vitesse xaw gën a anticiper sa freinage ak yooyu noonu te trou yi parfois am na trou yoo xam ne duñ ko gis ndox bi mooy muur lépp. bu ñu sukkandikoo ci bile dawakatu moto ñàkk baaxaay tali ci jaww lay nawet yi luy leen di gàntal bu baax la. waaw xafit dawal bi moom xa dina métti trop xa dina gis ma kàmb xa doo ko gis ndax xa daa am ndox
romb dugg fa xate day daw sa mboto dugg si kàmb xaw ku nekk sa ginnaaw sax xadu xam ne ndax yaa ngi si kàmb de moo xadee te ni yow yaa ko tey mais suñu fi mënoo jàppale ñu am ay tali bu baax gars yi daafal ñu tali bi loolu moom di lañu gënoon tootop ndax sonn noonu trop risque que say am xanaa day dawal sa mboto bi day fi yàqu xanaa de yow xëy sa dund xam ne en danger. tawum ren bi moom bëri na si jamono jooju nga ci ay dawalkat yi dañoo gaari seeni daamaar ndax moo ëpp kaaraange ci li ñu wax teewul ñenn yay dawal ñàkk pexe moo leen jàpp ndax tali bi moom baaxul benn yoon teewul ña nga cay daw. Pape Daouda Faye jaajëf bu fekkee tali bi yàqu na ndox mi ñëw dolli xar mi karaw nañu xuus ca Touba fekki fa bu ndagloo ñi ngi wàcc màggal gi la ca des di fa ay fan yu néew lu ni mel tax na camion yu bari mobilisé ngir ñu taxaw temm mën a dimbali askan wa sëkk ba ci mangom ndox di tuuri lépp nekk jëmtukaay bi ñu nekk ñuy wax usine wala sax industrie bi nga xam ñu ngi koy duppee Secotra moom ci boppam Ecotra ma nga ca xeex ba fi ñu toll ni jël na jëmtukaay yu bari jëppal ko waa dëkk ba ànd ci ak ñoom ngir nag bëgg taxawaay maanaam waaye nee tamit jot na état Sénégal falu ndax fi ñu toll ni entreprise yu bëree bëri ñi ngi tàmbali na la suux ndax ñàkk ko ak ndimbal correspondance. entreprise sénégalaise bi di Ecotra ami jafe-jafe jëm ci wàllum jot ci marché public yi loolee di situation bu bàyyiwul directeur contrôle suivi et évaluation des projets bi nekk ci Ecotra Alpha Samba ak ñooñam mais lii jaarul benn yoon. jafe-jafe yeneen yi nga xamante ne mooy am mooy dañu dugg ci yeneen i liggéey di ko gañee ñu continuer di ñu indil ay jafe-jafe bañ ñu ko jox nekk ne ci liggéey bi jógee ci Casamance muy liggéey boo xamante ne ñu lancé appel d'offre yu bëri ñetti appel d'offre Moussa Noba jaar Ziguinchor dem ba Guinée Bissau loolu bu njëkk bi Ecotra moo ko gañe woon ñun ñu ngi nii ci nekk ci yoonu nangu ko fi ñu jaar ak ñun ci Boucle de Kalounay foofu la ñu bëgg jaaraat ak ñun ba jël liggéey bi jox ko beneen entreprise boo xamante ne bi li mu laaj moo gën a cher ñun lu ñu laaj te lii tax ñu bëgg ñu ko xañ tegul ci yoon. ci noonu moom directeur du contrôle suivi et évaluation des projets Ecotra Sénégal sàkku ci état bi mu xoolaat doxalinam jëm ci entreprise sénégalaise yi nekk ci jafe-jafe yi. ñu jàppale secteur privé sénégalais pour que la commande publique bi ñu mën ci jot di ko liggéey ñu jàppale leen ñu liggéey que na mu gën a baaxee ndax entreprise gan yi fi nekk ñuy bàkk seen liggéey bu ñu jëlee ay sénégalais def leen ci condition yu mel noonu. daañu defar liggéey bu ko gën a rafet loolu la ñu gëm am nañu xam-xam bi am nañu mën-mën bi am nañu yéene bi. ñu dalal leen ci Touba Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké jiite lu ni mel ginnaaw kilifa ka diine gile addu ci jafe-jafe bi entreprise bi di dund. ku dul yàlla mën na laa jëriñ wala mu lor la yow mi koy xalaat yow yaay bëgg am lool yaay bëgg am njàqare waaye yàlla rek moo mën a defar nit ki moo mën a jëriñ nit ki moo mën a lor nit ki. kon nit ki nay wéeru ci yàlla. loolu sëñ Mountakha di jàngale kon yii fi jaar yëpp amul solo nañ yaakaar yàlla rek yàllaa ngi ci kanam addunaa ngi ci kanam li may ñaan mooy gudd fan ku gudd fan te wér te mucc lépp loo bëgg ñu la wax mën nga ko am. ci nañu ko daan defee ci wàccaayu màggal gu ne Ecotra Sénégal indi jumtuwaay yu am solo ci dëkk bu sell bile ginnaaw ba ñuy xamle ne loolee du leen lu dul fexe ba noppal askan wi yeewoo ci dëkk bu sell bi ci yenn jafe-jafe yi. jaajëf Gora Ndak Lo ci daanuk Touba fàttaliwaat ni ndànk-ndànk ci tali bi nawet la ñu nekk ci tali bi day xaw a tax lool oto yi nañ gën a càmbar ngir dem ci jàmm desuwaat ci jàmm tabaski la ñu génn màggal la ñu nekk jamono ji njënd mi njaay mi ci marché bi faaw ñu seetlu ko ba xam fu mu toll moo tax tissu yi ak waxaal yi ñu ngi tàmbalee dox li moo tax suñu reporter dafa doxantu bu baax a baax ci marché bi gis ni fi ñu toll ni baana yi seen bambaa ngi tàmbalee maase ndànk-ndànk gëstub Lamine Islam dafay reportage. ñoom dañuy sant yàlla ak borom Touba fii ci marché HLM lu mel ni ceinture mbaxana ak i maxtum nekk lu jar lool. ñu ngi sant yàlla bu wér-wér ñu ngi sant Baye Fall yaa ngi ñëw Isbu yaa ngi ñëw. Sir yaa ñëw ñëpp a ngi ñëw waaw barke sëñ Bamba mënu ma ko sax aw ma yem waay
amu yem waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi sant bu baax a baax waaye mu ngi jar bu baax a baax. café Touba tamit bokk na ci lu ñuy gën a jënd jamono ji. day gën a yokk rawatina biir safar gi sax ñi nga xam ne dañ koy jënd di ko seet ci biir dëkk bi pour safar gi waaye ñi nga xam ne dañ koy jënd di ko yóbbu dëkk ba di ko yóbbu Touba. lu mel ni ay xasida yére Baay Laxat ak i kurus nekk itam luy jar bu baax. waaw ñi ngi sant yàlla daal ñu ngi sant bu baax a baax waaw ñi ngi ñëw manees naa wax ne ñi ngi ñëw ndax xam nga wàcce màggal murid yi moom amuñu lu weesu màggal gi moo tax su ñëwee rek faaw danañ def ci yitte ku yoroon benn xasida bu bees da nga bëgg wutaat beneen bu gën a bees ñeneen ñi ñëw di wut di yut seen sëriñ ndax occasion la màggal gi tamit ñuy dem ci seen i sëriñ rek ñoom ñenn ñi di ko joxe addiya ñenn ñi di ko jox seen mbokk taalibe yi nga xam ne mu ngi fekk foofu Touba. ay fan rek des ngir ñu dem ci màggal Touba tax na ay yére Baay Laxat ay xasida ay café Touba ak lépp lu murid ak Baay Faal yi di soxla la nit ñi di gën a jënd ci marché yi njëg yi nag soppeekuwul na bu màggal gi yeesoo. jërëjëf Lamine Lislam dafay fàttaliwaat ni groupe média ak mboolem mi bànqaasam taxawaay bi war ci màggal gi ni ngeen ko gisee ñu tàmbali ko baax léegi noonu koy wéyale incha allah ànd ko ak yéen xabaar yu wéy ci leneen yegg nañ ci gëstu bis bi tey gisoon ngeen ay jamono fii ci Sénégal rawatina ci capital bi Ndakaaru ay taxi yoo xam te ne bi ay soxnaa ko doon dawal ñu koy wax siste taxi wala taxi siste lu mu ci bañ doon fi ñu toll nii coow li mooy gisatuñ leen lu tax ñu réer dëgg-dëgg laaj bi lu reporter samp Mamadou Dieng reportage. fi jano Cour suprême ay taximan sanc fi ab garage ñoom ñii ay at a ngi nii ñu nekk ci oto yi jigéen gisatuñ ko muy dawal taxi ci Ndakaaru monte day soxna yi soobu woon nañ ci métier bi waaye taxi sisters yi dañu mujj raaf. 30 ans dawal naa ko maa ngi koy taxi moom. taxi sisters gisoon naa leen ñu jox leen ay oto lebal leen oto yu jaune mais gisatuma ci benn xam na lu tax mais xam naa daal taxi mi moom métti na fu métti am fa la yem parce que oto 12 millions. ñu lebal ko jigéen mu war a dërëm téeméer ñaar fukk ah wala 1000 nga bugg ci fay 12 millions kooku yaakaar naa jigéen mënu ko te itam jigéen du dem banlieue def nañu ni banlieue bi moo xaw a tane sax ville bi. jafe-jafe yi métier bi diis lool ci góor ñi rawatina ci jigéen ñi faaw nga ànd ak xel mu dal bu sukkandikoo ci njiital garage bi Babacar Seck taxi lay dawal atum 2004 léegi. non man moom taxi jigéen fi ne gisatuma ko benn daal laa mujj a gis Novotel la doon ran fekkoon déggal ma ne Novotel Teranga te gisatuma ko métier taxi métti na métti boo xam ne jigéen mënu koo dëkku taxi nee naa la daanaka bépp métier taxi moo ko gën a métti moo ko gën a danger moo ko gën a compliqué métier bi coono la rek coono lu ne dañ ko dégg lu ne dañ la ko da nga muñ lu ne. bu weesoo tam xel mu dal faaw taximan bi mën a defal boppam yenn liggéey technique mu toftalu ci itam ay risques yu dul jeex. jigéen it bu oto bi crevé na problème pour monter ko waaw clients yi ñoo xam ne dañ lay yóbbu ci ruq góor ñi sax leen di dóor asuma ak jigéen ñi baax ñi ñoo la dul gaañ dañ làmb say poche yóbbu sa portable ak dinaa moom lépp xam nga loolu boo ko defee jigéen man na xel mi sax mun na dem parce que miinul loolu waaw métier bi daal métier na fa métier am. atu 2004 njiitu réew ma woon Abdoulaye Wade jëmmal ab projet bu yees duppee ko taxi sisters mbébét bi doon tàggat soxna yi ci ñuy dawal taxi tey taxi sisters yooyu le kenn séenatu leen ci Ndakaaru. jaajëf Mamadou Dieng moo ñu doon toppal yooyu taxi lu tax ñu naax saay gis nañu leen ci kaw tali bi kenn nit ñoo ko doon dawal di benn soxna Mary Sène ma ngay faram-fàcce lu tax gisatuñ ko ak ndimbal gi muy sàkk ci nguur Sénégal ba liggéey mën a delluwaat tàmbaliwaat dox na mu doon ko ñëpp doon xarim jokkoo nag Antoine Diouf. taxi sisters yi tax ñu échoué engagement yi ñu jëloon au début respecté wuñ ko et tout les sisters yi demoon nañ benn instant dañ sonoon pour am versement il fallait que ngay jaay si bijoux en or pour ñoo verser sinon dañu dem sa auto et tout bon ñu dem ba ci biir loolu yëpp mënatuñ ko supporter pièces yi amul fii au niveau du Sénégal à Dakar bon ñu jëlaat yeneen engagement yoo xamante ni moom lañ ci waxoon sisters yi loolu arrangé wu leen ñu résilier seen contrat seeni auto mais ba tey jii ñu ngi engagé wu pour nekk ay sisters taxi di dawal taxi du ndaxte parents d'élèves yi soxla nañu am na nit ñoo xamante ni
jigéen dawalal leen moo leen dàkkal franchement ñu ngi tàllal suñu loxo ñëpp toutes les bonnes volontés ñu tàllal suñu loxo son excellence le président de la République et notre ministre du transport terrestre. mu doon gëstu boo xam dafa jëm ci mbirum taxi yeeg taxawaay ba ci am ci ay soxna doon ko doxal ci boobu lépp projet nar fa jaare lépp tàbbi géej yegg nañ ci tàggat yaram niñ ko baaxoande yéen altine bu nekk daañu def càmbar sunu gaynde yi nekk bitim réew li ko nekk ci Italie France ba Angleterre ana seen week-end bi nun ko dundee seen championnat Cheikh Diop moo nu koy faram fàcceel. France la ñuy tàmbalee fa nga xam ne Habib Diallo dugal na ñaari but ak seen digganteeg équipe bi mu nekkoon mu di Metz ci derby bi doon amal sax Strasbourg moo daan Metz 2-0 Pape Matar Sarr Ndiaga Yade Ibrahima Niane ak Mouhamadou Lamine Gueye bokkoon nañ ci jongante boobu moom daanaka kenn du ko téye foofee ca France Cheikh Ahmadou Bamba Dieng dugal na beneen but ay bés bii ci seen digganteeg ren la woon ñoo ko daan 2-0 Idrissa Gana Gueye jongante na match bi doxoon seen digganteeg Olympique Lyonnais te Paris Saint-Germain am ci ndam 2-1 ci deuxième division bi Aliou Ba ci tàmbali naa dugal ak Amiens seen digganteeg ñu ngi la woon bu mu saako ni ñaari équipe bi dañoo témboo ku nekk dugal sa morom 2 but. Angleterre foofii Sadio Mané dugal na téeméeri but ak Liverpool bi yooyu sax dugal na ko ci compétition yi mu jogante yëpp ay bés bii ci ndam li ñu am seen digganteeg Crystal Palace 2-0 Cheikhou Kouyaté bokkoon na ci waaye terewul équipe bam bii nërmeelu Ismaïla Sarr dugal lu toll ci téeméeri but waaye mi ngi tàmbalee wane boppam bu baax a baax moo dugal ñaar ci 3 but yi tax Watford daan Norwich 2-1 Espagne foofii Rayo Vallecano moo daan Getafe 2-0 Ismaël Pathé Ciss moo dugal benn but bi Amath Ndiaye jiitu ci genn wet gi ak Boulaye Dia ci geneen wet gi Mallorca ak Villarreal la ñoo témboo kenn dugalul sa morom dara Italie foofii Keita Diawara dugal na seen diggante équipe ba mu nekkoon mu di Lazio bu Rome dañoo témboo sax ku nekk dugal sa morom ñaari but Grèce lañu wuti Olympiakos daan na Lamia 2-1 ci benn but Pape Abou Cissé Turquie ngir jeexal Mame Biram Diouf muy wéy di dugal ba tey ak Atayaspor ñoo daan Kayserispor 2-1. jaajëf Cheikh Diop moo ñu doon toppal lu jëm ci sunu gaynde yi ne ci bitim réew ak lañu fa doxal ñu bari ci ñoom wone ak njàmbaarte sant ko gërëm ko ci wàllu gudimel waaye itam sant leen gërëm leen ci ànd beeg ITV lii moo daal di la flaat ci xibaaru marax yi sunu programme dafay wéy la Total bloc d'information bi Hassana Fall ak ganam ñu bàyyi ko mu doxal ba ci kanam jàngeen jëf